ci sa teewaay di kontaan ci écurie Grand Yoff mbooloo di leen xamal lenn que ni ñëwuñu fii pour buuxante wala werante wala xëccoo wala kenn di jaay moromam lenn dañoo ñëw pour defar pour yaatal pour ñu xam ni Grand Yoff ñun jeunesse su Grand Yoff ñoo mën a defaral Grand Yoff suñu bopp du Macky Sall du Matar Ba du Khalifa Sall du Boubacar Camara liggéeyu Grand Yoff mu ngi war a commencer ci jeunesse su Grand Yoff ñi nga xamante ni ñoo fi yeewoo ñu jéem a changer suñu mentalité jéem a conscient tuuti xam ni jarul àdduna jarul xëccoo jarul buuxante jarul rayante Matar Ba bi fi ñëw c'est une autorité te wan nañ ko wan loo xamante ni dina ko yokku fit ba tax na suba mu ñëw dugg biir Grand Yoff defar fi loo xamante ni amaana man sax mun na ma fi bañ a fekk mun na fi fekk ñeneen te loolu njëriñu Grand Yoff lay doon liñ leen di ñaan rek mooy li laa war a sóoli ku ci nekk si ñun fa nga nekk na nga toog ànd ak dal ñu toog déglu wante parce que xew boo ci demee da nga war a am loo yóbbu pour bu ñuy nettali ak lépp lu ñuy wax nga xam li ngay wax parce que Grand Yoff ñun ñëpp xamante nañu bu ñu naxante loolu nag benn parenthèse la woon rek li may wax ci làmb la ci sport man làmb laa xam ak sport monsieur le ministre Matar Ba ñun waa Grand Yoff kontaan nañu bu baax a baax ci sa teewaay kontaan nañu bu baax a baax ci sa ñëw biir Grand Yoff dina xamal ni toutes les portes sont ouvertes am na nag loo ma jot a dindi du tere dinaa ko yeggee jeunesse Grand Yoff yéen jeunesse nga xamante ni bëgg ngeen liggéey man Zarko de monsieur le ministre wax na ma loo xamante ni yéen ñëpp di ngeen liggéey te fii lay doon ci stade bii nii dañuy commencé liggéey ci stade bi te jeunesse Grand Yoff ñëpp dina leen jël li ma bëgg ngeen xam rek mooy Grand Yoff man Zarko li ma doon wax moom laay wax suba moom laay wax gannaaw suba Grand Yoff moo ma gënal Parcelles Grand Yoff moo ma gënal Pikine Grand Yoff moo ma gënal Guédiawaye ñun ñëpp te lépp loo xamante ni dinañ ko def ba jeunesse su Grand Yoff nekk numéro 1 si la ñuy dox duñ ko mus a bàyyi lépp loo xamante ni dinañ ko def ba ñu changer image yu Grand Yoff gën a respecter Grand Yoff parce que fii sama gars yi bu ñu seetaan nañu xam ni on est devant la presse lépp lu fiy am àdduna bi yëpp koy seetaan kon ñun ñi nga xamante ni ñu ngi fii di doomu Grand Yoff nañ leen jéem a wan loo xamante ni ñëpp dinañu naw dinañu respecter Zarko bu bàyyee écurie Rock Énergie man bi ma fay jóge neexoon na trop de neexoon na trop ñu ngi ànd ak Modou Lo di dawal oto yu baax di gis ay kilifa ñu ñuy jox lekk te man dama bëgg ndawal ñu ñuy jox lekk di def du am xaalis ma ne ko fa ñukk ñëw ñibbi sama kër ak dóor-dóoraat ma ne ma bàyyi ko fa ñëw teewal sama gox parce que xam nga lan moo tax man damay doomu Grand Yoff te gis nga kii nii di président Grand Yoff ñoo fubalandoo man may góolu moom muy fubal 6 muy Idramé ba pare di tax suñu capitaine yaa ngi comprendre kon ànd bii nii du ànd hasard wala ànd boo xamante ni dañ ko créé man lii laa gëm man sama lépp Grand Yoff la di wax ni jeunesse su Grand Yoff encore une fois li laay war a sóoli nañ leen jàppante te jàppoo gis nga fii nii bâche bi ñu def nii kenn woowu fi kenn ñi fi ñëw ñëpp dañoo sentir ni ay doomu Grand Yoff lañu moo tax ñu teew deret bi mooy yëngatu moo tax ñëpp teew kon loolu noonu man sama bopp lu ma valoriser la man sama bopp xam naa ni doomu Grand Yoff laa te doomu Grand Yoff yëpp dinañ ñëw teew moo tax du ma woo kenn te ñi fi teew ñii ñëpp ku ci nekk da nga xam ni yow mii li Zarko woote intérêt Grand Yoff la te suñuy intérêt ay doom la suñuy intérêt ay rakk parce que Matar Ba yàgg na ci ministère dem na fu nekk mi ngi def soutien fu nekk mi ngi soog a dugg si Grand Yoff te ñun suñu jëmm xam nañ ni dina defar Grand Yoff dina jàppale jeunesse su Grand Yoff parce que nee nañu vendredi naa ànd ak Idramé dem seeti ko te dinañ ko seeti te dinañ ko wax suñu mbëbët suñu jooy ñun ñii ñëpp ñun waa Grand Yoff xam nañu lan la ñu bëgg te xam nañu moom li mu wax def ko suñu jooy benn la muy suñu terrain mooy suñu jooy ñun jeunesse su Grand Yoff yëpp te loolu duñ ko mus a wax loolu du lu ñuy wax ci mbooloo dinañ ànd ak Idramé dem toog ak Matar Ba ne ko ñun jeunesse su Grand Yoff suñu terrain suñu bakkan la te daf ñu ciy taxawal par force daf ñu koy defaral dañ ñu koy jox ñu ciy football parce que moom sport moo ko ñor parce que wan nañ ma léegi benn photo boo xam ni c'est un ancien arbitre kon donc moom day dundal sport bu ma dellu see tamit di gërëm toute la presse bi nga xamante ni ñu ngi fi di kontaan ci presse bi yëpp di kontaan ci communicateur traditionnels yi di kontaan ci géwél yi di kontaan aussi ci
Samba Suuna di kontaan bi nga xamante ni amul àpp muy sama yaay bi nga xamante léegi nag jërëjëf Thiam jërëjëf kontaan nañu dafa am koo xamante ne nii nag moom mooy lépp ministre bi Adama kontaan nañ éducation kontaan nañ sama yaay jële kay waaw merci beaucoup mbokki Grand Yoff maa ngi leen di sant di leen gërëm am ngeen ne Zarko sa jëri nit ko maa ngi nuyu waa Grand Yoff yëpp di ñaan nag mbokk yi ñu déglu ñu ànd ak teewlu nanu teewlu parce que loo xamante ne mën nañ ne guléet la képp ku ko tee war ngaa déglu ba xam lan moo tax en réalité ñu déplacé wu ñëw fii ci Grand Yoff di nuyu bu baax nag le délégué de quartier monsieur Diallo man xam waa Grand Yoff nu ñu def ba jël ab Diallo muy nekk seen délégué de quartier di nuyu aussi papay Zarko Jibi Diallo di nuyu waajur bu jigéenu Zarko Marème Ba sama jigéen di nuyu ay mbokkam yëpp di nuyu toute la population de Grand Yoff waaye di nuyu le président de l'écurie et de l'ASC monsieur Dramé di nuyu Zarko le grand champion di nuyu les communicateurs traditionnels di nuyu les artistes mais di nuyu aussi toute la jeunesse de Grand Yoff Zarko amoon naa ci yow respect amoon naa ci yow respect amoon naa ci ñëw cofeel waaye jàppal ne yokku na tey li tax mu yokku du nit ñi fi teew moo tax mu yokku même si c'est important mais li tax mu yokku mooy da nga wax ci sa yaay sa rongoñ tuuru te nit boo fonkul say wayjur ànd ak yow sax wóorul parce que galaaju doom ci wayjur la ne tey bu ma mënoon a summi yére bi ma toll di ministre sama yaay dundaat ma def loolu man pour mën ko gis kon su ma la seetsee ci situation yu simple nga tudd sa yaay te nga di ko gis mu fees sa xol nit ku baax nga kon yow ñeme naa la parce que ba ma ñëwee it say moroom ak say xarit ñoo nekk sa wet muy le président de l'ASC wax nga léegi ne yéen bokkoon di footballandoo di leen féliciter ci seen coupe bi ngeen jël aussi di féliciter Bour Gueweul waaye pour waa làmb li tax ma ñëw fii tey te ànduma ak CNG ànduma ak promoteur bi tëgg ànduma ak benn responsable lu làmb dama bëgg nit ñi xam ne ànd tey ak doomu Adama mën naa nekk te du am benn jafe-jafe Zarko dañu def drapeau tudde ma ko mu bëre ko ak Baye Mandione may encourager Baye Mandione ba ñu waree joxe trophée bi wala drapeau bi fekk beneen devoir ma am ko feneen ma mujj dem keneen joxe drapeau bi sama tur Zarko ne daf may andi drapeau bi au ministère des sports ma ne ko bu ko andi man may ñëw seet si ko parce que jàmbaar nga te gagné nga lu ñu kon daanaka daal lu ñu ma tuddee ma di ko ngénte moo ma fi andi ñëw seet si Zarko mu mobiliser ay fansam mobiliser ay nitam loolu kóllëre la goo xamante ne sénégalais yi dañ ko war a am seen diggante parce que luy andi jàmm la luy dëgëral diggante la ma lay ñaanal yàlla drapeau Matar Ba bii tijjil la ay buntu ba fu nit yegg ci làmb nga yegg fu ko wees
di la sant it ci sa taxawaay déglu naa sa discours à l'endroit de la jeunesse de Grand Yoff discours yu responsable ngay tenir parce que ndimbal da ciy fekk loxoy borom Grand Yoff waa Grand Yoff ñoo ko mën a defar surtout la jeunesse ñoo war a nekk fer de lance pour nga mën a am nag taxawaay boobu dafa am comportement boo war a am mooy comportement buy tax nit ñi naw la nangoo liggéey am fulla am fayda doo yàq mais da ngay defar loolu képp ku ko def li ngay yootu di nga ko jot moo tax Zarko seet si moom ma fi andi woon pour drapeau ba nga exhibé na le nga gagné ko ci fulla ak fayda waaye danaa ci yokk leneen dama la fekk ci say biiri mbokk nekk le maire de Fatick waaye tey je demande à Grand Yoff ngeen boole ma ci seen bopp loolu li muy tekki mooy écurie Grand Yoff ci laa bokk loolu li muy tekki mooy ci sa ASC bi laa bokk loolu li muy tekki mooy bu ñuy defar jumaa ji ci laa bokk loolu li muy tekki mooy jafe-jafe terrain ci laa bokk loolu li muy tekki mooy canal bi je ne suis pas le ministre de l'assainissement waaye dina ci jot kon je serai un avocat du Grand Yoff loolu nag su ma ko mënee def parce que nag tey sama ñëw fii ku xamul moo koy simplal waaye tey ki ma taaj ba ngeen xam ma yëg na ne maa ngi Grand Yoff muy le président Macky Sall kon lépp lu ñu war a jot ci ay mëbët loo xamante ne bu ñu ko defee accompagner nit ñi dootu leen ci wet waxuma ne dana am nag parce que nag doomu aadama day fas yéene waaye yàlla yor dogal mais li am ba am mooy au-delà de tout ça ni ma leen boole ci sama bopp boole leen ma ci seen bopp waaye lépp ci dëgg nag parce que nii ngay gis ni nag mën naa lu ne mën naa def lu ne waaye lu ngeen wax te mënta nekk rek dinaa leen li mënul nekk ci waxtu wi nañ ko wuti ma bëgg nii ñu toogee ni tey le président de l'ASC le délégué de quartier mos na maa wax lu jëm ci terrain bi mbir nag kilifa balaa ngay addu ci mbir da nga koy xam wax ngeen ma terrain bi dinañ ko saytu ba xam lan mooy blocage bi dinañ ko saytu ba xam lan moo tax mënuñu ko engagé ñu wutal ko saafara pour mën ko defar leneen li nga xamante ni bëgg naa ko wax mooy boo fekkee panne buy waaj a fees nga kaasu ndox lu muy tuuti tuuti boo ko ci sottee day tuuru mooy Zarko écurie nga yor balaa ngay xam ne bokk naa nga am combat suba di nga xam ne am na gan ci biir Grand Yoff nawetaan yaa ngi ñëw président ASC bi dina xam ne bu wéetoo nit dootu wéet maa ngi ci wetam di nuyu nag ñi nga xamante ne cofeel moo dugg sama diggante ak ñoom maa ngi leen soog a gis ñu tudd Grand Yoff avec Matar ba def seen i njël def seen i mbir tey lañ ma mos a gis cela veut dire que la relation est gratuite parce que nit dina sopp nit te yàlla tax di gërëm Mam Mor mi nga xamante ne Papa Sarr moo ko yónni aussi di leen gërëm ci seen taxawaay di jox nag Zarko rendez-vous parce que nee naa leen mardi prochain bëgg naa waa Grand Yoff fekkee aussi li ñuy def Léopold Senghor parce que damay lancer les travaux du stade Léopold Senghor pour une valeur de 20 milliards de francs CFA te dana am liggéey parce que chinois yi koy liggéey du waa Chine ñooy ñëw defar si ko ingénieurs yi ñëw mais main d'œuvre bi recrutement lay doon ci ay profil pour waa Sénégal liggéey ci te ñi gën a jege mooy yéen waa Grand Médine waa Grand Yoff waa Parcelles war ngeen fi mën a liggéey loolu boo leen ñëwee dinañ leen booleeg directeur des infrastructures mu boole leen ak entreprise bi su ko defee képp ku ci sa wërsëg nekk nga mën cee liggéey dund ci am ci loo xamante ne dina la jëriñ góor ak jigéen ci la ñëm Zarko yaag président ASC bi ak ñi ngeen di
décider ne ñoom ñoo ñëw jarul muy bari nag parce que liggéeyu sérieux du jar bari nit. vendredi à midi dinaa recevoir ministère des sports su ko defee lii ngeen may wax nii lu ci nekk ñu càmbar ko parce que man gàccee naa wax lu ma maîtriser wul gàccee naa diggee lu ma gëmul su ngeen ñëwee lépp lu ci am solution ci biir ci bés boobu dina am solution ci bés boobu lépp lu ñu war a wuti dinañ ànd wuti ko li ma war a rendre compte le président Macky Sall dinaa ko rendre compte par rapport ak conditions yi Grand Yoff di dund li ma bëgg nit ñi comprendre Sénégal surtout sportif yi Sénégal surtout sportif yi sportif mooy ki nangoo boot ñëpp sportif mooy ki yaatu dënn sportif nag du kiy football rek kii encadré ci la bokk sportif mooy ki nga xamante ne dafa nangu sonn pour nit ñi donc dafa jot fii ñu toll pour que Sénégal jëm kanam ñëpp joxante loxo pour un intérêt particulier du intérêt Matar Ba du intérêt Zarko mais intérêt réew mi la intérêt Grand Yoff la ku nekk ak fi nga dëkk tey nag lii bu mu nee am parce que dama am ay mbokk ñoo xamante ni cofeel moo tax ñu tuddee ma làmb ji moo géet mosuma ko gis mais ñii nga xamante ñoo koy représenté ñoom itamit mbayen la ñun ñëpp bokk deret ñoo bokk maam waa Nioro la comme man ni ma nekkee jóge Nioro ñoom ñoo ñu tuddee làmb ji ba yàlla def nga jël ko jëloo làmb rek waaye da nga ci amaat yeneen relation te ci laa bokk ak ñi ma àndal yëpp tey jàppale boole leen ci say fans boole leen ci say frère nit nag boo ko xamul ba xam ko boo doxee diir da ngay peser sa bopp ba xam ndax am na njëriñ wala amul njëriñ may sant waa Grand Yoff yëpp nag te suba ku ma gis Grand Yoff bul jaaxle ku gis Zarko gis ma it bul jaaxle xamal ne suñu relation li ko lal mooy njàmbaar xamal ne suñu relation li ko lal mooy nangoo fighting li ko lal mooy nekk ambassadeur u Grand Yoff parce que bi muy bëre si waa Grand Yoff la def ci xelam ba xeex ba gañe kon un ambassadeur buy xeex askanam a tax muy xeex loolu nag moo jur lii nga xamante ne am na te jàpp naa ne yàlla dinañu dimbale ba ànd bi rafet nekk njëriñi Grand Yoff nekk suñu njëriñ ñun ñëpp kon muy terrain bi muy jumaa ji ñu war a dugal suñu loxo muy ASC bi dégg naa Ol Sow sax dafa war a dem football yi final coupe du Sénégal loolu lépp dégg naa wax ji mais vendredi bu soobee yàlla dinañu toppatoo loolu yëpp li ñi mën a andi solution dinañ ko andi li nga xamante ne dañ koy wuuti dinañ ànd wuuti ko comme ni ma ko waxee kon délégué de quartier maa ngi lay sant di sant ñi jël kàddu yëpp doyen Ndoye di sant maître de cérémonie ñi organisé di am mbégte encore une fois ñëw fii ci Grand Yoff te commencé naa ko léegi moom sama drapeau moom ku ko gañe man may dox ba fekk la fa nga nekk parce que nag léegi amatul def leneen yàgg nañ maa tudde drapeau mais xel mi yegguloon ci lii ci Zarko la dal kon Zarko dañ lay sant parce que ubbi nga suñu xel te xam ne teranga rek a koy fay maa ngi lay ñaanal nag bés ma taxaw fii nga nekk roi des arènes mën naa nekk loolu li koy maye mën nga ko am parce que liggéeye koy maye ànd ak say mbokk am yar am teggin am nga fit mën ngaa bëre yaa ngi ak say mbokk boo góorgóorloo fu mbër yegg woon nga fa yegg loolu nag comme gars yi moom dañuy dama bëgg muy leer loolu nekkul ne dama nekk ki nekk roi des arènes waratul nekk roi des arènes j'ai pas dit ça ku nekk nag sañ ngaa ñaan yéene ku nekk mën nga ko am parce que yéene boobu la am ci man Modou Lo mi nga nekkaloon sama rakk la sama doom sama jarbaat la dañuy déggante te xam na ne jàmm laa ko yéene Eumeu Sène ñëpp xam nañ ne fu ma dem ci dëkk réew bi bu ma geestoo gis Eumeu Sène kon cela Balla Gaye ci lii nga xamante ne mooy Coupe d'Afrique bi dafa meloon ni làmb bu mu am di dugg ak a génn di woote di saraxe lu ne def na ko kon mbër yëpp samay xarit lañu mais nit da nga koy ñaanal mu yokku te mu jig ko loolu laa lay ñaanal loo ne da nga war a dem ba ca cappandaw li da ngay góorgóorlu ba ca cappandaw li
moo tax yëg naa ne daal sama dugg Grand Yoff bii dina doon njëriñ ci man dina doon njëriñ ci ñëpp waaye dina doon njëriñ ci waa Grand Yoff parce que lu kenn mën ñaara ko dàq te nag ni may gàddoo intérêt yeneen gox yi surtout fa ma dëkk di ci wax di ci trouver ay solution dinañ ci boole Grand Yoff ngir yéen ngir Zarko ngir ñi nga xamante ñoo sportifu Grand Yoff kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox rendez-vous du yàgg parce que leneen dina am yeneen a ngi xew ay yeneen gise dana am de toute façon ñi nga xamante ñooy représenté Grand Yoff ñëw ci man lépp lu xew dinañ leen ko andi dinañ leen ko yegg kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp